asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan bisimila ci xibaaru marax wi ci ITV bu ne saa ma jukki leen xibaar yi li ci gën a fës. ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ca assemblée nationale la ñu koy dooree député opposition yi daal di gedd commission ad hoc ba nga xam ni moom la ñu taxawal ngir rek saytu lu jëm ci yëkkati mbalaanu kiiraay bu député Ousmane Sonko ñoom nee nañu daal lii di vice de forme da cee am maanaam mbir mi teguwul ci yoon di ngeen ci dégg Serigne Bara Dolly ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci mouvance présidentielle bi nee nañu déet lépp tegu na ci yoon ki nga xam ne mooy Cheikh Seck bokk ci groupe Benno Bokk Yaakaar moom daal nee na turu Ousmane Sonko moom la ñu bind ci plainte bi vice de forme kon amu ci. tey jii nag di àllarba ci la suñu mbokk chrétiens yi di door li nga xam ni moo di carême bi tey jii nag li nga xam ni moo di thème bi moo di prière ak aumône ak pénitence maanaam julli ak saraxe ak i tamit xañ sa bopp leneen li ci des moo di tey jii tamit mooy àllarba ji ñu jagleel wàllu doom bi muy mercredi des cendres ci fidèles yu bëri jël nañu doom bi def ko ci seen jë loolu yëpp nag dafa jub rek ci ñeent fukki fan yi nga xam ni fas nañ ko yéene woor waaye tamit gën a jege yàlla seen borom. ci wàllu njaayum lii di rek poulet am na sooxi li ko waral nag moo di ni rek li ñu waxoon ni grippe aviaire dafa feeñ fële ca Pout tax na ba ñu bari ci clients yi jëndatuñu poulet yi di ginaar yi nee nañu nag li ko waral mooy dañoo xaw a ragal wopp jooju ñuy dégg te xamuñu nu mu demee loolu yi nag autorités yi ñoom ñoo ko xamale woon ba tax na ñii di jaay ginaar seenum njarte te wàññeeku na bu baax. suñu rubrique découverte dinañu dem ba fële ca quartier golf ca Mbour nga xam ne nag moom mi ngi juddoo ci quartier bu mag bii di Tefes golf nag fi mu toll nii daanaka géej gi wan na lu bari ci quartier ba ñi nga xam ni ñoo fa dëkk am njàqare ak li nga xam ni moo di tiis ndaxte lu bari ci seeni kër géej gi lekk na ko avancé maire bi jaaxal leen. bisimila ci faram-fàcce gi ni ñu ko dore woon dañuy dem ba pencum ndaw réew mi ci mbirum nag kii di rek Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak fi nga xam ni moom la ñu tuddee Sweet Beauty ñi nga xam ni ñoo di opposition bi nag daal dinañu gedd commission ad hoc ba ñoom ndawi réew ma nga xam ni ñoom ñoo fa nekkal opposition bi nee nañu duñu rek toog di saytu lu jëm ci yëkkati mbalaanu kiraayu Ousmane Sonko ndax lii di vice de procédure dafa am mbir mi teguwul ci yoon jaarul ci yoon ndaxte daal lépp lu nga xamante ni nii moo di wàllu plainte bi ñoom gisuñu ni turu Ousmane Sonko moom moo ci nekk ñu déglu ci député Bara Dolly ci micro Youssouf Koné ak Seydina Mbaye. dañoo buude dem suñu yoon parce que la ko waral mooy teguñ ko ci dëgg ndax yoon may nañu ñu def rappel au règlement article 71 président Moustapha Guirassy def na ko bi mu ko defee président Niass dafa bañ na ko du ko jox kàddu te waroon nañoo mën a ubbi débat aussi ku bëgg a laaj li mu war a laaj mais dañu bañ ne amul débat non amul Mame Diarra def na ko ñu bari def nañu rappel au règlement mais li wér ca wóor mooy procès verbal jotuñu dara gisuñu benn dossier rapport bi nga xam ne moo nekkoon ca commission ba mooy rapport bii lii moom la ñu jot mi ngi nii mooy rapport commission bi te ci biir rapport commission bi wax nañ ko ci lu bari leeral wane ne contre x waruñu ci mën a yëkkati maraadum kiraayu ab député waaye daal li ñu gis mooy nguur goo xamante ne ay affaire dictature man doole lay doxee ndax dem na ba àgg sax ci article 61 dafa wax ne fépp foo xamante ne assemblée nationale séance la bu muy def ministre da ko war a teewe gouvernement da ko war a teewe mais commission des lois sax ministre bi ñëwul gouvernement kenn teewul bi ñu commencé ba léegi li ñu gis rek mooy dañuy violer li nga xam ne mooy sart yi nga xamante ne moo tënk assemblée nationale te loolu ñun duñ si ànd danañu ko xeex duñ ko mës a bàyyi. Cheikh Bara Dolly Mbacké honorable député maire ba Fouta moom ak ñi mu àndal xam le ni daal mbir mi jaarul ci yoon jaay doole moo fa am dañoo daal di jalgati li nga xam ni moo di charte assemblée nationale bi lu jëm ci wàllu règlement bi la nga xam ne moom la leen ca yoon may kenn mayu leen ñu sax ci yàbbi wala boog la ñu ca wax yépp président assemblée nationale di Moustapha Niass da leen ko daal di gàntal waaye nag ki nga xam ni moo di Cheikh Seck bokk ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar moom nee na li ñii di wax dara amu ci ndax vice de forme amu fi moom li mu jàpp moo di ni daal dëgg la
turu Ousmane Sonko moom moo nekk ci plainte bi ñu déglu honorable député Cheikh Seck ci micro Youssouf Konté ak Seydina Mbaye. dama ni ñu génn fii d'abord ñi ci xam procédure xam nga barewul xam nga ay show kat a fi nekk ak ay wotkat si biis Mame Diarra Fam ban procédure la xam dafa am luy article ak lu dul article yow ñëw nga nee nga procureur plainte contre ex la demande ñun son yoon nekkul ci le procureur wax xam nga luy sun yoon nun assemblée dañu demander ñu permettre justice mu def liggéeyam par la levée parlementaire immunité parlementaire ab député boo xam ni am na ku ko accusé muy doomu sénégalais ni moom kooku ñun li nga xam ne moom lañ war a def mooy permettre à la justice mu def liggéeyam législative lañ est-ce que pouvoir législatif war na bloquer liggéeyu pouvoir judiciaire je dis non nous devons permettre à la justice de faire son travail la muy àtte ak na mu demee yàlla rek a xam ak ñoom ñaar ak lay xewi ëllëg donc foofu du ma fi sore ñu woote assemblée tey parce que boo fekkenteen commission des lois daje na ñu désigner 11 membres yooyu commission des lois day def rapport à la plénière pour ñu ratifier ko ñu ñëw plénière bi ñëw pour ratifier ko mu am motion préalable ou préjudiciable motion boobu Toussaint Manga def ko évoquer un certain nombre de faits sur le fait que X la ñu convoqué te mënuñu ratifier X ñun X suñu yoon newu ca X diggante procureur la ak yéen ñi médias yi koy siiwal ñun li ñu jot ci assemblée muy courrier garde sceaux courrier boobu mu transmettre ko di courrier avocat général procureur général près de la cour d'appel kooku transmettre bu juge d'instruction ak bu procureur de la république Ousmane Sonko la ñu wax ni dañuy demander lever immunité parlementaire. kon nag mbir maa ngoogu dinañ ko topp ba xam fan la war nañ di mujjee ki gëtëm tey jii ci àllarba ji ci la communauté chrétienne bi daal di tàmbali li nga xam ni moo di carême gi bésub tey bi nag thème bi nga xam ni moom la ñu ca yëkkati moo di lu jëm ci prière aumône ak pénitence maanaam julli ak i tamit saraxe ak i tamit xañ sa bopp loolu yi nag bés la yi tamit bu nga xam ni ku nekk xam na ni mooy mercredi des cendres di àllarba ji nga xam ni moom lañ jagleel wàllu doomu taal bi fidèles yu bari jël nañu doom bi def ko ci seen jë loolu yi lépp nag ñu jëm ci ñeent fukki fan yu nga xam ni ñoom communauté chrétienne bi fas yéene nañ ko woor ngir gën a jege yàlla seen boroom ñi ma Sadio Moussa Fall la ngir dund at mu naat dal ñi delluwaat ci bind yu sell yi ngir xam santaane borom bi ci weer wu tedd wi war na ci way gëm bu nekk nga sàmmonteek yi leen ndigal saraxe julli ak ñaan ak dimbalante ñu ngi fii ci église Saint-Joseph bari na ay way gëm yu fi teew ngir di toroxlu lépp luy fësal ndorteelu koor gi ñii di ñooñu Yeesu Krista dal nañ ci jublu dugg nañu tey ci suñu jamono koor di 40 jours ñeent fukki bés di woor di ñaan di tam di wormal coofeel bu ñu Krista dénk ci ni ñu ko déggee aral ba doomu taal mercredi des cendres la ñuy duggee suñu koor gi ñu sangoo ak doomu taal ñu mourir ñu couvrir de cendre en signe de pénitence pour wane ne dugg nañ ci jamono ju am maana te bu ñu sangoo cendre yi day gën a wane ne néew doole lañu. doomu taal takk ci jëb bi fidèle bi mi ngi dikkaat ci naka la soblu ci weer mu sell mi. Il faut d'abord s'être préparé à l'avance. C'est vraiment un temps de préparation avant. faw ñu jël suñuy matuwaay donte ne sax dañuy dund ak wopp bi dem ci ni nga xamante ni moom la suñu doole tollool du yàq lenn ci suñu gëm-gëm. De prendre au moins un jour dans l'année de jeûner pour se rapprocher un peu plus de Dieu. moom i tamit bokk ci fidèles yi mi ngi ñuy wax gan solo la koor gi am. temps bi dafa doon temps boo xam ne dañuy war a delloo suñu xel ci yàlla jéem a gëstuwaat lu ñu defoon suñu dund bu démb def analyse xam lu baax ak lu bon lu ñu defoon ci 2020 ñaan suñu borom musal ñu ki lépp surtout feebar bi bu ñu jógee bu nag du ñu topp ñaan c'est la période pour ñu ñaanaat ko feebar bi soriñu. ren koor gi ñëw ci waxtu mbas mi di Covid-19 bu weesoo jaamu yàlla ji lépp luy ay matuwaay jël nañ ko ngir mën a aar ak ñii di ñaan ci borom bi mu jële ko fi.
ñuy ñaanal suñu mbokk chrétien yi kooruk jàmm woor toroxlu ñaan saraxe ak dimbalante xañ sa bopp lu bëri ci sa wàllu bakkan ngir jege yàlla suñu borom ngir aussi faat say bàkkaar loolu lañ ca jublu yàlla na leen yàlla may kooruk jàmm. ñu daal di ñëw ci grève ñi nga xam ni ñoo di waa CUSEMS di syndicat bu aju ci wàllu njàngale bi élèves yi nag nee nañu ñoom am nañ ci njàqare ak ko tiit ndax daal ñoom nee nañu daal grève bi nga xam ni waa CUSEMS soobu nañ ci ñaari fan yi rax ca dolli yi tamit bu fekkee ni la ñuy bëgg amul dinañ ko wëyal mën naa indi njeexital bu nga xam ni baaxul dara ci seen wàllu programme ba tax na daal ñoom ragal nañu ni seen programme ak seenum njàng dina perturbé wu Mamadou Lamine Fati. ñoom jël nañu lépp teg ci suuf génn salle de classe yi sànni kare yi lépp rek ngir laaj seeni àq ak seeni yelleef jàngalekat yu nekkee ci CUSEMS ñoom lu ñu bëgg rek mooy ñu jox leen seeni cër bu ñu mën jóge ci nguur gi le nous sommes les seuls fonctionnaires yi nga xam ne bu ñu yónnee dañuy taxawaloo balaa bu ñu fay alors que suñu yeneen naataangoo yi bu ñuy dem leen di fay wala bu ñu ñëwaatee leen di fay léegi nag état bi dafa jël engagement ne nu mu yéex nu mu yàgg avant 30 novembre ëpp lay fay tey ji nag ñu constaté que le président waxoon na le 20 janvier passé que dina fay enseignants yi mu leen amel tey le 17 janvier li ñu constaté mooy waxam ak li am bokkut d'autant plus que nag ci wàllu Covid aussi il faut ñu wax ci lycée bi ma waxee yow fii lycée bi ñu toll nii am na ay cas Covid am na ay cas élèves am na ay cas enseignants et ñun jàpp ne enseignant bi dañu bëgg a sacrifier parce que ministère yi effectif yi nañ ko wàññi liggéeykaay yi nañ ko wàññi mais ci classe yi on a bondé fii ngay ñëw ci lycée bi gis benn classe bu am ba 100 élèves 90 élèves amul mesure barrière amul respect protocole amul dara loolu yëpp nag wane na ne école bi la ñi fi nekk joxul ay gëddëm. ak grève bi nga xam ne jàngalekat yi ñu ngi koy def élèves yi le ñu ngi ragal rek ñoom ñu bañ a yeggali seeni programme rawatina waxtu yi nga xam ne dañ koy jàng du mën a yemb. ni ma jàngatee grève professeurs yi métti nañu lool ñun en tant que élève parce que ñu ngi koy métti lu bu baax parce que tey jii nii ñu ngi ragal bañ a parce que ñu ngi jëm si ay composition si weer bi di ñëw lañ nar a def composition te déjà soo xoolee suñu niveau des na te professeurs yi ragal nañ tamit programme bi bañ a egg franchement ñu sañ ko wax. programme bi ragal nañ mu bañ a egg kon tey jii nii na professeurs yi tamit am benn niveau boo xam ne tey jii nii war na mën a état war na leen mën a jàppale franchement te tamit nañu état jàppale ñun parce que ku sa ndig rëq foo jaar changer doxin. jàngalekat yi jóg taxaw ngir xeex élèves yi di ragal seeni niveau wàññeeku rawatina waxtu yi nga xam ne ñu ngi ko doon jàng duñ ko mëtal loolu yëpp doon ay mbir yi nga xam ne écolum Sénégal mu ngi koy jooy fu mu toll nii. feebaru mbas mi ñëwati dalati ci mbir mi le lu nu mel niroog lu yàq système mu jàngale bi. démb ba tey askan bi ràññee rek poussière bu bëri boog bu xonq cur li nga xam ni moo di ngelaw li ñuy nokki tamit taxu ko baax lool loolu yi nag bari na ñu nga xamante ni wala bokk ñii di liggéey ci centre de la qualité de l'air waxoon nañu ko ba léegi tamit ñi ngi wax ni rek yeneen fan yi di ñëw mbir moomu mën na wéy di am waaye nag ñi ngi artu mbokk yi ngir ñu jël seeni matuwaay ngir rek bañ a am ay wopp yu nga xamante ni dafay jëm ci wàllu nokkeek lu ni mel André Diokh ak Sophia Ba mu leeral la ñu ko. pollution bi ñu am tey sooy xool poussière buy dolli siku ci li fi nekkoon comme pollution la te poussière boobu noonu day jóge ci désert bi doo ñëw fii ba Dakar soo xoolee day traverser région nord Sénégal ak est bi yëpp ba ñëw biir Dakar léegi ñun defoon nañ prévision depuis le 15 février pour ne dinañ am pic de pollution à partir du 15 ba le mercredi 48 heures mooy tey dinañ am te tey sax lay gën a aggravé wu léegi soo xoolee pic boobu noonu tey dinañ defaat prévision mais ci li ñu gisagum mooy dina commencé wàññeeku poussière bi et à partir du 20-21 dina commencé di wàññeeku ndànk-ndànk mais le 20-21 ci lay tane di commencé di wàññeeku ndànk-ndànk soo xoolee li ñuy conseillé nit yi mooy ñu réduire seen exposition maanaam ñi nga xam ne dañu am affection respiratoire même ñi ko amul ñi nga xam ne dara dalu leen sax dañu war a réduire seen mobilité pour wàññi li ñuy nooy ci poussière bi ba pare bu ñu mënee nit kuy génn bu mënee sol masque parce que ñun sensibiliser woon nañu ci solu masque pour poussière bi bien avant Covid bi di ñëw sensibiliser commencé woon nañ ci sensibiliser loolu tamit nit yi nañ ci bàyyi xel bu pic de pollution amee bu ñu mënee di sol masque parce que am na masque yoo xam ne pour poussière la c'est dédié pour poussière bu ñu mënee di koy sol dina doon lu baax.
kon nag nañu fagaru bu baax di takk masque yi xam naa ñi doon xeex woppi coronavirus dinañu gën a am lu leen neex ndax nit ñi moom noyyi ngelaw leeg poussière bi takk masque moo leen ko gënal ñu daal di àddu jëmale ci grippe aviaire di rek wopp ju nga xamante ni grippe la buy dal lii di ginaar yi loolu yi nag ñu gisoon ko ca Pout ba tax na ginaar ya fa nekkoon yëpp ñu rey leen lakk leen loolu yi nag dem na ba am njeexital ci njaayum ginaar ci biir Sénégal ñu bari ñuy jaay ginaar gis nañu ni daal njarteel yi demeetul noonu boobaak léegi clients yi dañuy xaw di moytu ndax loolu yi nga xam ni waxoon nañu ni grippe aviaire la bu fer ca Pout Aïssatou Kane Seydina Mbaye. Liberté 6 wetu bayal football bi ay jaaykatu ginaar dajaloo ci wetu tali bi kenn ci ñoom am jafe-jafe loolu ci jaayum ginaar gi ndaxte client yi dañu am xel ñaar donte kilifa bi ñu dénk càmm ji doon na dalal xel yi jëm ci jàngoro ji laal janaw yi. léegi nan daan demee daal doxee dund ndax liñ xasoon a annoncé ne feebar ginaar dafa am et tout clients yi bari même clients yi sax dañuy ñëw fii di laajte di am na sama client boo xam ne à chaque fois bu ñëwee day laaj ndax dafa am wala amul même client resto yi ñu ci bari lañ daan jëlatuñu ko ndax feebar bi parce que buñ jëlee ginaar yi aussi clients yi seen clients yi duñ ñor ndax dañuy jàpp ne feebar bi dafa am feebar ginaar yi. bu ñu jógee Liberté 6 ñu dem Grand Dakar ci marché bi nit yi ñëw di jënd ci donte ñoo ngi wax feebaru janaw yi client bi tàyyiwul benn yoon ci jëndum ginaar. non ni ñu doon jënd moom wàññeekuwul dara te wàññiluñu dara tamit parce que am nañ fi ay clients yu ñu wóoru te ñu ngi ñuy jaay lu baax feebar bi daal ñun dañ koy dégg nii rek waaw gëm nañ ko sax mais maanaam ñun suñu clients yi fii nii wóolu nañ leen ba pare xam nañ li ñuy jaay la waaw duñu jox quoi loo xamante ne day feebar. Fallou ngi am client donte am na ñuy xel ñaax. waaw ñu ngi ñëw waaw ñu ngi am kóolute di ñëw di jënd ci ginaar comme niñ ko doon jëndee mais ñu si bëri tamit dañ lay woo téléphone sax mais loolu lañ lay njëkk a wax affaire ginaar yi affaire yooyu noonu mais tamit da nga leen di wax ne ñun moom ginaar yi ñuy jaay ñu ngi koy jaay ni mu waree rek. si njëlbéen weeru janvier jàngoro ji laal janaaw yi am Pout muy lu indil jafe-jafe jaaykatu ganaar yi client yi di tàmm di ñëw rek ñooy jënd si. waaye doxani feebar bi ñu ngi koy may ay gëdd bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi. ngir gën a saytu suñu ay frontière am na politique nationale bu nga xamante ni nag ñu ngi koy waaj a taxawal ba tax na am na protocole d'accord bu nga xam ne xaatim nañu ko diggante commission bi saytu lu jëm ci wàllu gestion frontière yi ak ñii di waa PUMA lañ ca jublu nag mooy fexe ba yéwénal suñuy frontière ba mu nekk ci suñuy loxo ba ñu xam naka lañ ciy doxale Babacar Seck. lëkkaloo bi dox diggante PUMA ak commission nationale bi saytu wàllu frontière yi dina tax ñu boole seen mën-mën xàccendoo dóorandoo ngir gën a mën a yor lépp lu jëm ci wàllu frontière yi. li ñu fi def mooy loo xam ne ñun dañ ko traduire ci protocole li nga xam ne moo nekk suñu relation ak CNGF dañoo yàgg di liggéey bi ñu créé PUMA lépp loo xam ne nekk na ci programme PUMA. dafa am aussi une convergence avec li nga xam ne mission commission nationale de gestion des frontières mooy di dimbali mooy di assister population yi nga xam ne ñoo fa nekk. xaatim déggoo boobu diggante PUMA ak CNGF askan wi ñoo ko nar a jëriñoo. dinañu dimbali bu baax ci liggéey yu ñu nar a def ensemble xam nga ne frontière lu am solo la parce que frontières yi du ñu ñoo ko tànn. colonisation bi moo ñu ko tegal fii te léeg-léeg dina xaw a am ay jafe-jafe si diggante nit ñu dëkk de l'autre côté de part et d'autre la frontière ak sax ñenn ñi nga xam ne frontière dafa sori ba nga xam ne parfois mën na xalaat da leen fàtte donc loolu nag PUMA ñu ngi koy sant bu baax mu ngi si liggéey lu bëri ñu tam commission nationale gestion frontière am nañu si président dénk boo tax ñu ne tey daal suñu boole suñu doole yi si lay liggéey bi si lay gën a yomb. ci fàttali PUMA jot na teg ay jéego yu am solo yu mel ni tabaxu juróom-ñeenti poste de police mixte benn brigade bu gendarmerie joxe na it ay jumtukaay yuy may ñi liggéey ci frontière bi ñu gën ko mën saytu. ñu àddu jëmale ci carte nationale de presse di rek carte bu nga xamante ni mooy wane kan mooy journaliste ak kan moo ko nekkul liggéey ba ñu ci doon def pare na bu ko defee le 1er mars dinañu wane carte bi naka lay mel dépôt yi dina commencer le 15 mars loolu nag ki ko xamle moo di Daouda Mine moo nekkoon ganuk El Hadj Malick Cissé ci kennu askan wi ñu déglu ko. réunion commission balaa jógee te tey jii la ñu décidé mooy le 1er mars dañuy def conférence de presse
pour annoncer li nga xamante ne moom mooy démarrage des dépôts yi nga xamante ñu ngi ko prévoir le 15 mars. Donc le 15 mars bi dinañ commencer jot dossiers yi pour mën a joxe li nga xam moom mooy carte nationale de presse yi léegi le 1er mars nag ci la ñuy woo taskatu xabaar yi waxtaan ak ñoom xam nga déglu seen i questions répondre leen ci questions yi nga xamante moom la ñu posé. pour expliquer leen li nga xam moom la loi bi wax yan dossiers yi nga xamante ne la ñu war a regrouper pour ñoo joxe ko ak ñun nan la ñu fas yéene liggéey pour jox leen li nga xam moom mooy carte nationale de presse. ñu àddu jëmale ci mbiru président Lamine Diack mi fi jiite woon fédération internationale d'athlétisme nga xam ni ñu ngi ko téye ca France boobaak léegi toll na ci juróomi at léegi nag mu mën a ñibbisi ci Sénégal ndax waa France rek justice su France dañoo jàpp ni am na caution bu nga xam ni bu fekkee ni Lamine Diack fay na ko dina mën a ñibbisi groupe E-Media nag fas yéene ci rek daal di am attention bu am solo ndaxte daal mbir la mu nga xamante ni dinañ ko topp te luñ ca man dinañ ko def ki ko xamle moo di Mamadou Ndiaye moom nag mooy directeur de la communication ñu déglu ko ci micro Abouté di Saw. keroog bi at bi dooree juróomi at ak léegi ñun waxuñ ci dara yeewuñ ci yàbbewuñ ci waaye lépp lu solo procès boobu wala lépp lu solo layoo boobu ñun ak suñu correspondant bi nekk France def nañ ci ay jéego wax nañ ci leeral nañu xel nit ñi ñun waa E-Media ñu sentir ne directeur général bi Mamoud Ibra Kane moom moo njëkk a xàll yoon bi waaye ñun tamit ku nekk ci ñun am nga papa am nga maam tamit wala amoon nga maam xam nga param ban diggante moo doxoon diggante maam ak sët kon nag buñ fi tolloo tey nga xam ne peut-être bon du ñu prononcé wu ci procès bi du ñu wax peut-être bon lu waraloon layo bi waaye léegi ndax am na possibilité pour mu ñibbisi dëkkam ñun dinañ jàppale famille boobu. ñoom bu ñu ñëwee fii waxtaan ak ñun dañ leen ne dañ leen ubbil antenne yi émission yi dañ leen ubbil tamit peut-être bon ay xalaat wala ay waxtaan lépp jubluwaay bi mooy ngeen seet ndax di ngeen ci mën a gis seen bopp ndax di ngeen ci mën a fës su ngeen ci fësee tamit peut-être bon askan bi bu leen di déglu dina xam ne peut-être li ngeen wax yenn na maanaa ñu ànd ak yéen jàppale leen ci loolu. ñu àddu jëmale ci coronavirus ak lii di ñàkk bi nga xam ni tey jii rek la war a ñëw nan la ñu war a def ba askan wi nangoo ñàkku loolu nag jàngat bu nga xamante ni benn commission def na ko muy prospective économique wane na ni daal sénégalais yi boo jëlee rek genn xaaj gi nanguwuñoo vacciné wu ñeneen ñi nag pare nañu ngir daal di dem ñu ñàkk leen ñi nga xam ni ñoo nekkoon invité i rajo kenn ci ñoom di ingénieur bi di Moubarak Lo xam na ni faw rek ñu dalal xelu askan wi ngir ñu nangoo daal di dem ñàkku ji waaye tamit faw ñu waxtaan ak ñoom ba ñu nangu ni vaccin bi lu leen di aar la ñu déglu ko ci micro Aline Diouf ak Seydina Mbaye. ñàkku moom xam nga kenn mënut a forcer kenn mënul ñëw tiim nit ne ko dama lay dugalal ñàkk bi sa yaram kooku yoon mayewu ko li nga mën rek mooy wax ak moom ba mu nangu nga ñàkk ko loolu nag pour mu marcher il faut nga wax ak ñoom. jaar ko fi nga ko war a jaaree parce que am na ñoo xam ne xëy na suñu waxee ak ñoom ñooñu la ñuy gën a déglu waaye nag il faut tamit li ngay wax nga boole ci wan leen ne ñi jot a ñàkk ci àdduna bi yàqalu leen dara parce que tamit nit ki lu mu la rus-rus soo ne ko jëlal lii te wóoluwu ko bon yaakaar naa ñenn ñi danañ nangu mais ñeneen ñi ba léegi donte seen sëriñ lañ ko wax sax dañuy daal di bañ ba tax na donc nañ ci boole. dafay rapport yoo xam ne dana wane ci àdduna bi ñi jot a ñàkku yàqul dara ci seen yaram te du ci yàq te du ci mas a yàq dara ragal naa suñ defee loolu ñi ko gën a gëm dana gën a bari parce que ñun def nañ ci saytu biñ ko saytoo gis nañ ne ñaari sénégalais yoo jël kenn ki nanguwul moo nangu rek ñàkku pour l'instant kenn ki rek moo nangoo ñàkku keneen ki li gën a bari mooy danaan man bu ma ñàkk bi jege am na ci ñoom ñu tuuti ñoo xam ne moom seen xel rek moo dalagul waaye ñooñu sax ñoo gën a tuuti waaye jàppal ne daal daanaka am ñaari pàcc la benn pàcc bi nangu na benn pàcc bi bañ na wala boog ñu ngi hésité loolu donc il faut ñu def ci effort yu rëy pour mën a convaincre ñi nangoogul ñu mën a nangu ci weer yi ñëw pour ñu ñàkku leen incha allah.
docteur Mamadou Diaw moom jàpp na ni rek li ñu war a def mooy faw ñu jox kàddu gi ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci mbir mi ngir ñu wax ak askan wi moo xam ay universitaire la wala ay spécialiste naka noonu yi tamit faw ñu daal di waxtaan ak kilifa diine yi bu ko defee ñoom i tamit ñu mën a wax ak askan bi ngir seen xel mën a dal Mamadou Diaw ñu déglu ko ak Alioune Diouf ak Seydina Mbaye. lépp loo gis rek ci àddina ci gëstu lay lalu ci théorie parce que lii am ci Covid bi nekkul lu bees. am na ay feebaru pandémie yi fi amoon yoo xam ne même phénomène yi daf ci amoon nit ñi weddi ko nit ñi bañ ko mais bii la particularité Covid mooy gars yi ñi am xam-xam daf ci bari ñoo xam ne dañoo weddi vaccin bi donc ñooñu dañoo war a fexe ba ñu leeral mbir yi mooy ñuy toog ak yeneen scientifique yi xam ne gëm nañ ko ñi wax moo gën nga tey nga invité kii wax lii suba kii wax kii donc bu ñu amee débat boo xam ne bu ñu waxee nit ñi dinañ xam fan la dëgg bi féete ñaareel bi mooy que docteur wala scientifique seen vocation seen rôle du communication dafa am ñoo xam ne seen liggéey la bon pour wax ak askan bi li nga xam ne moom la ñu yaakaar ne moom moo gën mooy que médecin yi wax ak autorité ministère de la santé ak autorité politique yi ñoom ñu waxtaan ak leader religieux yu mag yi ba ñu gëm ne vaccin bi baax na xëy na sax bu ñu vacciné wu ci kanamu nit ñi ñëpp dinañ vacciné wu wala ñu wax ak nit ñi ne vaccin bi baax na bu boobaa nit ñi dinañ vacciné wu wante boo dee def ay message rek di ay spot ak yooyu du jàll. fagaru moo gën faju ñàkku moo gën bañ a ñàkku man de bu ñuy ñàkk nañ ma daal di ñàkk fële ca université Cheikh Anta Diop ca njàng mu kawe bi ñoom laataa ñàkk yi ñëw daal ñoom fagaru la ñu gën a daal di def ndax ñoom jàpp nañu ni fi mu toll nii lii aar nit ñi ci mbir wi mbas mi mooy rek ñuy takk masque yi ba tax na am na benn politique bu nga xam ne taxawal nañ ko benn étudiant benn masque loolu nag initiative la bu nga xamante ni ñi ngi ci ànd ak ay partenaires ngir gën a dooleel xeex bi ñuy xeex mbas mi ci rek jàngukaay yu kawe yi abute di sow Moussa Fall la fa université Cheikh Anta Diop rawatina waa COUD feggoog ndongo yi sumba ñaareelu pàcc ci seenum xeex ak mbas mi mu doon ay masque ak gel yu ñuy joxe ci bërëb yu bëri ci biir daara ji ñëw lancé ci campagne bi ñu tuddee un étudiant un masque buñ ko waxee nag nekkul lu ñuy doog a door parce que dafa fekk ne campagne u xeex corona bi fii ci université ci première vague bi amoon nañ ci ay résultats deuxième vague bi tamit def nañ ci ay matuwaay yu am solo njëkkoon nañoo jënd ay masques lu toll ci 150 000 masques jëndoon nañ ko ci fan yële waaye ñu seetlu xool ne ba tey étudiants yi am na ñu dul sol masque yu jëndaat yeneen 200 000 masques yoo xam ne dañ koo def ci ay points de distribution gratuite lu toll ci 25 points yoo xam ne ci biir campus sociaux bi la ñu tànn ba nga xam ne fu étudiant bi tourné rek bu amul masque dina gis benn point bu ko jox masque gratuitement. étudiants yi di rafetlu lu ni mel. ñun à chaque fois bon dañuy rafetlu doxalinu administration COUD directeur ak ñi mu àndal équipe am yëpp jàppale leen ci lépp luy masque lépp luy gel ñu ñooy wàcc nag ci suñu ay naataango ay morom ay étudiants sensibiliser leen wax ak ñoom. lii nag di firnde ni xeex ak mbas mi laaj na ñëpp dugal ci seen loxo ngir ñu mën ko daan. ci tolluwaayu mbas moomu sax la ñuy daal di addu jëmale juróom-ñeenti nit ñàkk nañ ci seen bakkan limub ñi ci ñàkk seen bakkan ba mbas mi dooree ba léegi toll ci juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci bésub tey bi juróomi téeméer ak wala bokk ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom am nañu doomu jàngoro ji juróom-ñeent fukk ak juróom yi ay cas contact lañu ñeenti téeméer yi ay cas communautaire lañu juróom-benn fukk ak benn ña nga nekk ca lalu Sowétas ba tax na ñi nga xam ne ñoo nekk ci lalu hôpital yi wala bokk ñuy saytu seen wér-gu-yaram ñi ngi toll ci ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn nit ba tax na ñi ngi gën a ñaax askan wi ngir ñuy takk masque yi di raxasoo gel yi ak raxasoo lu nga xamante ni daal da leen di muccal ci jàngoro ji di moytu ndaje yi loolu mooy tax jàngoro ji dellu ginnaaw bu ne saa ñu ubbi weneen xët jëmale ko ci découverte. ci
ci découverte dañuy dem ba fële nga xam ni moo di diwaanu Mbour ci quartier bu ñu tuddee golf nag mi ngi juddoo ci quartier bu mag bii di Tefes waaye nag ñoom waa golf fi mu toll nii ñi ngi ci njàqare ndax géej gi moom mooy avancé ba commencé lekk seen ay kër quartier la bu nga xamante ni bu ñu ci jógul fagaru wuñu ci dinañ dem ba dootul nekkati Mountaga Kane. fan yu weesu duusu ganax yu rëy yi fi dikkoon lekkoon nañu bërëb bi ba mu jeex mbir mu raglu mile bokk na léegi ci dunduk waa golfe ñi nga xam ne saa su ne njàqare ak tiitaange gis géej gi mëdd leen moo leen tee nelaw quartier bi le mu ngi sosoo ci quartier Tefes bi nga xam ne maam yaa ngi fa jóge woon ndax xataayu kër yi. fii laa dëkk ci quartier yàgg naa fi it yaakaar naa xam naa ne ba ma fi def lu 50 ans yi léegi mu mat ko quartier bi moom ni ma sosoo ñun la ñëw fekk mu tudd golf mais si biir loolu xam naa ne sama yaay moom fii lay juddoo bi mu fi juddoo it nekk fële si biir dëkk bi fële kat papaam ñu jógee foofu nekk fa ba nekk ay tuut tànk fa ba jóge fa ñu ñëw fii si golf bokk nañ ci kër yi fi jëkk dëkk yaakaar naa daal ñaari kër yi nu fi jiitu nu ñetteel ko booba ak léegi boo koy xool day toll si 50 ans daal yu war a teg fii lu waral nu ñëw fii dañ nekkoon fële si kër gu mag xam nga kër goo gis rek si kër lay soqa ko mu jógee suñu kër googu biir tefes Mbour Tefes mu jóge fa nag ñëw fii golf booba jamono nag amul nit amul dara sam papa nekkoon fii di béy pataas ñu di ko si jàppale di lim géej di teer ginnaaw loolu kër yi di fi ñëw kër Panjaxat Sall nekk fi ba si yàgg ku ñuy wax Panjoogu Sey ñëw fi ak Pa Ceendu Badiane Baye Sidi Top Baye Ousmane Seck ñooñu yàgg nañ fi lool ñu nekk wax mag ñooñu ñëpp parce que jeex nañ. ci ñaar fukki at kese géej gi lekk na lu xaw a toll si 300 mètres. boo xoolee ñun suñu kër yi sori woon na trop ak géej gi parce que boo xoolee oto tubaab yi leen daan jaar en même temps gaal yi ne woon seen kanam am na daan lakk keccax si kanam diggante boobu amoon na ay ñax yoo xamante ne mooy ngeer ak yooyu xam ne moom la ñuy lakkee maa ngi foon diggante gaal yi géej gi nekk nële am na beneen yoon bu nekkaatoon foofu sax bari na trop am na 300 mètres parce que loolu yëpp géej gi da ko lekk parce que boo xoolee lekk bi muy am bi gën a am doole benn sàmbarax moo fi amoon moo tojoon gaal yi am ay gaal yi fi ne woon yëpp mu toj leen daaneel kër yi waaye boo xoolee ay côté 2000 yooyu si la daanu bi gën a méttee ande man sama suñ kër ngi fi yóbbu na suñ benn bâtiment lëmm ak douche yeeg waañ yeeg yëpp si histoire boobu si la daanoo woon léegi benn bâtiment yi lañ fa dese waaw boo xoolee kër yi jamono yi yàqoon lu mat 25 parcelles si année boobu si la tombeek Ablaye Wade doog a gagné bi mu gagné nag si la mayoon ñooñu ay kër si la mayoon terrain yi. gaal yi ñuy denc ci booru géej gi yombalul mbir mi askan bi. gaal yi kay moom sonal lañ moom parce que day ñëw fii duñu am sax fu ñu aw waaye ni ñuy def suñu moo de amuñu feneen fu ñu ko def wax dëgg yàlla suñu moo de amuñu feneen fu ñu ko def fii lañ yaakaar bu géej gi feesee nii duñu am fuñ fooyee dañ ko xale yëpp dañ leen téye si biir duñu am fuñ jaar bitig ba sax doo mën a yónni xale yow muy mag yaay dem di jéggi di dem ñoom ñuy mag ñooy jéggi dem bitig ba waaye kenn yow te yónni sa doom ndax ndox maa ngi fii saa waaw di gannax ba ñëw ba si biir kër yi waaw. ñàkk pexe dong moo tax ñi fi dëkk desandi fi ba tey. dëkkuwaay yi xat na li waral dëkkuwaay yi xat ni fii mënoo fee jóge dem fen ñàkk situation bu jekk la ne ko amoon lu jekk amoo tuuti xaalis da ngay mën a dem jëndi kër ci kaw mais amuloo ko bon nag fii rek ngay mën a dëkk loolu mooy problème yi. ci wàllu koom gannaaw napp gi amuñu beneen yëngu-yëngu. dëkkin bi moom macha allah sant yàlla bu baax a baax a baax. ak si ndaw ñi am na activité dem géej ginnaaw dem géej bi dañuy football bëre comme tout le monde. si ñu équipe. Lat Dior bon ñu ngi joué nawetaan ñu ngi def résident. ñu ngi jël am na ay coupe ñu ngi joué nit ñi xàmmee nañ ko ci Mbour fa taxoon na Lat Dior dañ ko xàmmee ay gars yi respectable ñoo si nekk wax dëgg yàlla. waa golf daanaka mel na ni amatuñu fu ñu jëm ba tax yaakaar bu tas la ñuy dundee. waaw xam nga situation moom maanaam moyen moo koy def da ngay téye moyen waaye am moyen doog ne maa ngi def nangam waaw soo amul moyen mébét rek ngay am maanaam mébét mooy di rêver te rêver bi mën na am da ngay rêver yàlla dogal ko mën na am du ko dogal mais daal boo téewoon fii képp ku fi téye sa dara loo xam ne mën nga dugg feneen da nga dem dëkk feneen donte kër gi da nga koy bàyyi noonu sax mën nga dëkk feneen donte mool nga. mais wax dëgg yàlla moom géej gi fii ku fi dëkk sa xel du dal sérieusement du dal quoi géej gaa ngi ñëw dëkkin bi naxari na léegi parce que kër yi xat nañ nga gis kër goo xam ne ni tey jii
bon ay nit yu bari ñoo fa dëkkoon léegi jóge nañ fi amatuñ fu ñu dëkk te kër yooyu ñu ngi fi ba léegi kenn mënatu fi dëkk kon donc te fu ñu jóge foofu dañuy jëwaat si deuxième bi bu ñu jógee si deuxième bi dañuy ñëw troisième bi kon moom Njaaxare moom fi la fekk baax. moo li nga xam ne mosu ñoo bëgg a dëkk fu sori géej jamono yi am na ñu dëkk ci quartier yi gën a sori ci Mbour. découverte daal di tëj jotaayu xibaar bi ñuy jaajëfal ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi ba mu yéwén Moustapha Gabar Diop ci coordination bi Ndiaga Fall ci Ndiaga Seck jëwriñ ci réalisation bi Modou Diouf doomu xiinin ci buumu jokkoo gi di leen jaajëfal ci topp gi ngeen di topp programme ITV jaa ngeen jëf.